salaamaaleykum mbokki internet yëpp man la monsieur le maire Samba Bathily Diallo maire commune bu Ouakam. waaw d'abord lu ñuy jëkk a def mooy dañuy naqarlu li xew Ouakam di massawu ñi nga xamante ne moom la mbir mi dal ci seen kaw ndax Ouakam bëgg nañ buñ koy dégg ñu dégg ko ci anam bu rafet bu ñu déggee Ouakam ku ne xam ne lii moom mooy actualité presque semaine bi yëpp te nu ñu ko déggee dégg nekkul déggun bu ñaaw kon loolu dañu tilimal deru Ouakam Ouakam nag ñun la fi yàlla jiital pour ñu administrer ko comme nag image yu Ouakam dañ ko ternir nit bi ko ternir dafay jaadu ñu topp kooku topp ko nan lañ koy defee am na ñu fësal loolu ba mbir mi mën a dem ci yoon loolu la ñuy wax dañuy constituer partie civile ñu nit topp ñooñu topp kooku bu dul loolu sax war nañu ñi nga xam ne la mbir mi dal seen kaw te ku nekk xam ne doole yemul ñu war a mën a jàppale ñooñu pour que yoon bu waree teg ay daan mu teg daan yi nga xam ne moo toll ak li nga xamante ne moo dal ci kaw nit yooyu loolu moo tax ñu ne dañuy constituer partie civile ndax dafay tax bu subaa keneen dootul buy def dina xam ne bu defee lu tilimal deru Ouakam au-delà de ñama ko def seen kaw waaye ñu nit dinañ ñëwaat tegu dalaat ci kawam pour que Ouakam ñu koy dégg ci anam bu rafet. tubaab dafay wax ne un aveu mooy meilleur des preuves nangu li nga def mooy firnde bii gën a wér dugguma ci biir dossier bi mais d'après li nga xamante ne moom moo génn ci presse bi parce que ñun ñëpp ci loolu lañ koy amee ku nangu li mu def la xam nga ñu bari ñu ngi wax rek mais xamuñu sax histoire bi ni mu demee damay leeral ne du daara comme daara yi nga nit ñi xam daara bu ay dongo di fanaan daara bu ay dongo di dem di yalwaani déedéet daara bu nekk ci quartier la nit boo xamante ne nit yi dañ ko jox cër muy prôné islam ne oustaz la doomu nit yi ku jàngiwul jël sa doom ku sa doom jàngiwul nga yóbbu ko ci daara bi muy jàngi grandes vacances yi ñu jël xale yi di leen yóbbu foofu pour que ñuy jàng alxuraan ndax ñëpp mënuñu jël seen doom yóbbu daara dafa yaakaaroon nañ ne boobu façon mooy façon bu gën a responsable ndax sa doom a ngi nii bu jàngi jee ci koñ bi fii bu wàccee ñëwaat ci biir kër gi fanaan ci yow yalwaaniwul solul yëre yu tilim taxawaaluwul donc koo xamante ne ñu dénk la ci laps de temps boobu bu dee suba gi entre 8h ak midi te du yëpp fan nga mun a def jëf bu ñaaw boobu kooku vraiment kenn xamul nan nga mun a tuddee lu mel noonu may wax ne tamit nii mu demee mooy ñoo xam ne daf leen ko def bi ñu nekkee ndaw parce que yëf yi depuis 92 nga xool ba ren nga xool kon traumatisme bu ñooñu traversé durant toutes ces années man loolu mooy lu ma ci gën tam du ma koy xalaat sax sama yaram day daw nga def ay nit ñu nekk ay tout tànk 92 sax léegi su ma jiwmul 28 ans la soo si doolee donc ne ñooñu ñetti at lañ amoon wala ñeenti at rek yaa ngi dugg 30 et quelques années donc ñii yëf yi daal tey ay kilifa lañ ñenn ñi am nañ ay jabar ñenn ñi et cetera moo tax kenn mënul di ñëw di divulguer ay identité ñi nga xamante ne loolu la ñooñu dal mais bu ñu demee bay mën a dajewaat ñooñu nga xam ne la doon jël ñuy séyante ci seen biir nga xam ne traumatisme la leen def fu xam loolu kenn mënu ko ni kii fu ñu toog rek loolu day ñëwaat ci seen xel ni ñu leen doon séyloo ci seen biir ay en tant que góor et cetera ba ñoom ñu mun a dem constituer wu dem dénoncer fait yu mel noonu kon nga xam ne man li may damay est-ce que ñooñu kese la est-ce que gënul xóot loolu ku ne xam na ne fii ci Sénégal ku ñu violé sax dañuy bañ pour tilimal sa der et cetera lu ci ëpp sax dañ koy mëppal est-ce que ba bés bi ñu koy jàpp continuer wul woon di ko def dama yaakaar ne xale yi commencé jaar ci moom
waroon nañu fexe toog ak yow waxtaan ak yow ba xam au moins dégâts bi nan la toll pour que ñooñu ñu mën a def benn suivi psychologique par rapport à ces personnes yi nga xamante ne ont été victimes. loolu mooy lii ëpp solo juróom-ñaar juróom-ñetti nit yu dem porté wu par yu dem dénoncé ji les faits si koo xamante ne niñ ko waxee jéggi na dayoo du ñooñu rek la ko def si nombre d'années yooyu est-ce que continué wul ba tey ji ñu nga xam ne fii la ñu toll loolu yëpp lu matériel leeral la ndax viol ak pédophilie bu ñuy def ci xale dafay détruire dundu doomu aadama buñ la masee violé foo toogee ñu wax viol rek sa fit danaa tëf lii nga subir yëpp dafay ñëwaat dafay ñëwaat si sa kanam day dem ba yow dootoo nekkati nit loolu dafay doon gaañ boo xam ne mu ngi sa biir et li ci gën a metti mooy yow kese yow yaa koy dund yow kese yaa koy dund moo tax lu mel noonu vraiment ñun ñaan nañ yàlla Wakaam dund paisible bii fi am non bu ñu ko kenn yàqal parce que ñu ngi def suñu kéemtalaay kàttan ngir dëkk bi jàmm am fi évidemment toujours dina am ay brebis galeux yoo xam ne kenn mënu leen contrôler mais vraiment c'est le moment de rendre hommage à notre brigade de gendarmerie ndax Wakaam dafa yaatu benn brigade moo fi am mais terewul liggéey bu mucc ayib te ñoom duñ ci boole coow boolewuñu sax bu doon lii nga xam ne yëpp la ñuy régler la ñuy wax kon kenn du ko wax mais au moins seen présence fii tax na caay-caay gu bëri wàññeeku na fii waaw. sànq sa argumentaire wax nga ni yenn victimes yi peut-être dañ leen a waroon defal suivi psychologique ndax loolu dafa bokk ci perspective yi nga xamante ne moom la mairie Wakaam teg pour accompagner yenn ci victimes yooyu sinon aussi yan perspective yi ngeen di teg pour bañ tamit yu mel noonu bañati am fii ci Wakaam. waaw xam nga dafay jafe nag ndax xam nga foo gisee benn cas bu mel ni mu feeñ am na fukk xëj na yu feeñul mu ngi ci biir kër yi te nag nit lu ñu porté wul à sa connaissance mënu ko xam seuls les plus courageux rek ñooy dem porter plainte mais lu si ëpp lu ñu dem porter plainte am na fi cas yoo xam ne presse bi relaté wu ko te ñun ñu xam ka te yàggul sax cas de viol ñu déféré ñi nga xam ne ñoom ñoo ko def am na bu yàggul sur un gosse de 3 ans et cetera nga xam ne phénomène yu récurrent la ndax dafa am ñoo xam ne dama yaakaar ne dañu feebar la ñu am ndax xale bu tuuti bu am ñetti at man daal dóor ka sax warul ba nga xamante ne da ngay yëgg ci kawam ban plaisir nga mën a am par rapport à ça man loolu daf ma xaw a jaaxal mais bu nit yi dul dénoncer les faits ak la promiscuité ñàkk liggéey bi am ci dëkk bi et cetera ça pose problème mais ñun mairie moom lu ñu mun mooy comme ni nga wax suivi psychologique boobu mais d'abord il faudrait identifier ces personnes que ces personnes aient le courage xam ne ñoom ils ont été victimes loolu xam nga mën a taxaw nag jànkonte ak loolu ñu leen def ndax dafay tax ñoom danañu mën a indi ñooñu ci cellule psychiatrique bu kii boobu dinañ mën sax ñoom xëj na am na ñeneen ñoo xam ne loolu dalool na leen ñu war a organiser wu en association pour en parler pour essayer aider ñeneen ñi nga xam ne loolu da leen dal ndax bu ñu tegoon ku ko def ñu rey la sax du tere am na ñoo xamante ne dinañ ko jéem te dinañ ko def waaw. kàddu yu matale na ñu bëggoon a xam aussi balaa ñuy tëj waxtaan bi ndax am na solution yi nga xamante ne ni moom ngay proposer autorités yi pour à ce que ñu combattre phénomène pédophilie parce que du cas bi rek lañ fi dégg nañ fi keroog Dakar Sacré-Cœur lu benn coach defoon ay ñi nga xamante ne ay xale lañ nekkoon foofu ci centre de foot bi ndax am nga ay solution yi nga xamante ne moom ngay proposer autorités yi pour à ce que ñu combattre phénomène. ah bien sûr xam nga tey yore ay xale si fànn bu mu mën a doon du rek daara kuy yore ay xale di yee ndox ñoom parents yi di la jox confiance di la ko jox sa activité boobu tax loolu di am balaa ñu koy ibbi dafa war a am une autorisation bi balaa ñu kaa jox nit bi war nañ def enquête yi nga xamante ni ñoo si war si nit yi nga xam ne ñooy def loolu su loolu amul ku nekk ñëw rek mën a ibbi sa centre de formation kii mën a ñëw rek ibbi daaraam moom kese te xamuñu ko su ma jëlee Wakaam fii da ngay jékki-jékki rek nga gis benn daara ñëw daara bi ñi nga xam ne xale yu ñuy indi frontière la ñuy jéggi ñëw frontière li ci ëpp ñun ñi ñëw Wakaam fii ñu ngi jóge Guinée Bissau te daara boobu da ngay jékki-jékki rek dootoo gisati daara bi donc
amul traçabilité par rapport à ce que l'on fait su fekkee dañu bëgg a lutter vraiment farouchement contre affaire yooyu il faudrait que ñuy mën a identifier d'abord ñi nga xamante ne ñooy yore xale yi que ñu créer benn créneau boo xamante ne ku bëgg a encadrer ay xale da ngay am autorisation parce que tey école bu mu mën a doon muy privé muy lu mu mën a doon ñun bu koy ibbi Wakaam rek ñun dinañ ko xam ndax du ñun sax ñooy délivrer les autorisations mais dinañu yónnee lettre d'intention bi ñoo xam ne ñii kat war nañu ibbi fii ci endroit sangam mais waru yem foofu ñi nga xam ne ñooy encadrer xale yi dañu war ku nekk nga déclarer ñi lay encadrer ñu mu am enquête xaw ma commodo incommodo ñu xool li ko enquête yi nga xam ne moo ci war a am ci nit ki ndax nit ki ban genre nit la et cetera gis naa des soldats yi ndax ñoom ñu am rigueur lañ boo waree takk jabar sax day am enquête ba pare ci jabar bi nga war a takk sigim ñoom jabar rek nga war a takk jabar bu dee jigéen nga war a am jëkkër mu am enquête ci ki nga xamante ne moom moo la war a takk waaw loolu te ñooñu muy seen vie privée muy seen néegu sëy kon dañ ko war a étaler ba nga xamante ne nag ku war a ibbi lu mu mun a doon man contre ma daara yi bu yoboo ñu tijji daara yi waaye na am enquête yi war ba xam ndax parce que ndax kii te nañuy jekki-jekki di ñëw ci biir daara yi di enquête xale yi di enquête xale yi mais nag bu ñu ko bëggee jël tamit yemale ko ci daara yi ak ci yooyu lii xew ci biir kër yi moo gën a garaaw te nit yi duñu ko wax waaw loolu daal laa si bëggoon dolli. parce que gis naa ni su ma juumul vous êtes la première personne bi nga xam ne ci maire jóg na mais damay porté pour mën a porté plainte ci li nga xam ne am na sama gox au cas où gars bi ko bàyyi mu seet te ci li mu déggee bu baax parce que man mii def naa ci reportage mais j'ai vu que y a une complicité de la population parce que dañ lay wax ni xale yi jàngi nañu xale yi kii nañu mais est-ce que liggéey boobu noonu dana yomb tant que laa ñu xale yi tant que permettre nañu ngeen bàyyi ay enquêteurs ngeen dugg ci kër yi xam ban xale ak ban xale nga jot a def ñaawtee bi avant mag yi nga xam ne ñoom suivre nañ ko est-ce que liggéey boobu noonu tam doo leen laaj population bi yombal loolu mooy sama première question ma danaa moo jox la. waaw xam nga li ñu njëkk a def ñun mooy même avant lii sax prochain conseil municipal dañuy def une délibération bu ñu autoriser ñu ubbi fii benn service social loolu moom si fan yi di ñëw rek di ngeen gis ne mairie Ouakam dina ubbi service social ndax soo koy seet ci couche les plus démunis ci couche yooyu lay ëpp ndax moo ëpp promiscuité ndax nit moom doo amoo boo talul dara sax doo ko def donc loolu mooy lii jiitu mais xam nga si suñu culture ñoo mënul fësal ndax ay stigmatisation lay doon ñu naan diwkat dañ ko violé woon ñenn ñi di xool sax naan ndax buñ ko kiwee bu subaa bu waree am jëkkër bu dee jigéen la wala bu dee góor ñu naan est-ce que après duñ ko koy tooñee wala yu demee noonu effectivement ça doit se connaître mais du n'importe comment aussi parce que il faut suivre l'évolution du temps aussi et des temps toll nañ si ay jamono kenn daawul dénoncer toll nañ tey ñu ngi dénoncer et damay louer courage yu ñu ko def xoolal 28 ans après parce que ils ont subi ce traumatisme là ñu ñëw di ko kii bien que bëgguñu sax nit ñi xam leen mais ñun suñu constitué wu en tout cas suñu yoon maye ñu constitué wu nos avocats dinañ xam et dinañ mën a discuter à famille bu ñu créé ce service social là service social bi nga xam ne ay techniciens parce que man su ma ñëwoon rek waaw kan la et cetera duñ ma wax mais bu amee service social ndax ñoom loolu lañ jàng loolu la ñu xarañ comme yéen journalistes yi ni ngeen xarañe ci seen liggéey ñoom dinañ xam nan la ñuy def ba mu am approche ci population yi ba ñu mën a identifier la ki ba gagner seen confiance pour mener la bataille suñu leen war a dimbali financièrement ñu dimbali leen financièrement suñu waree comme ni ma wax mu am suivi psychologique xam nga ñu ut ñun mairie bi nit yu xarañ ci loolu yoo xamante ne danañ mën a def suivi boobu mais il va falloir comme ni nga ko waxee ñu identifier leen du yoon bu yomb ndax tey mën nga wër Wakaam ba sonn duñ leen la ñii loolu daal kii la parce que ay mag lañ ay mukallaf lañ am nañu am jabar am nañu loolu te bëgguñu ñu leen di stigmatiser donc loolu approche bu ndaw la
bu ndànk ba am confiance ba ñu nga xamante ne dinañu nangu li des nag état la état moo waroon tey ji mu def enquête jéem a fexe xam ñi fa jaar de telle période en telle période jéem a waxtaan ak ñooñu parce que tey kuñ ci oo ñoom kooku dina leen uyu peut-être état la ñuy gën a am confiance que sax xëj na ñun wala yow journaliste bi nga ñëw ngay def sa reportage loolu rôle état la ñun daal li ñu war mooy suñu population la daal dinañ accompagner suñu population yi suñu dëkk lañ tilimal dinañ fexe kenn dootul tilimal deroo ñoom ñu ne waa ji dañ ko tuumal parce que déjà animation bi am ci gox bi dafa mel ni ñu mag yi dafa mel ni ñoom gëmuñu loolu parce que jot naa interviewé ñaar ba ñetti nit may wax ni ñu ne luñ ko mën a seede mooy dañuy tase ak moom fajar jën julli di ñëw ndax à travers suñu chaîne yi mën nga lancer message ne leen nekk di xeex pour daara wala pour islam parce que nit ku bon day xam ne ay pédo lañu mais pourquoi est-ce que bu ñu waxee ci maître coranique yi ñuy jàpp ni islam la ñuy xeex. waaw xam nga ma def lii doo maître coranique sénégalais moom moo mel noonu ñun dañu polémique rek xam nga tey enquêteurs yi ñu am ñun sont parmi les meilleurs du monde muy police nag gendarmerie juge yi ñu am sont parmi les meilleurs doo defee sa enquête ba pare nga yóbbu ko juge bi nga yóbbu ko ci procureur ba procureur di demander ñu ubbiwaat une information judiciaire di ko yónni yóbbu ci juge d'instruction rek c'est parce que dafa sérieux il faut que ñu nangu lool dafa sérieux bu juge bi ñëwee ba ne da lay écrouer cela veut dire que il a assez de preuves te man wax naa la comme li ma dégg nit bu nangu ne man maa def lii bay wax ne jamono yoo xëy na saytaane ma duggoon waaw wax fa dëgg yàlla nga ne yow da nga koy teggil daf la dalul wala mu dal sa doom wala yow ndax sax doo si complice kon parce que man mii bi ñu ma waxee mënatuma xam kan la mais bi ma gisee photo bi man maa jëkk a jommi parce que ni ma ko xamee foo ko fekk mu ngi yore kurusam mu ngi yore kaamilam buñ la waxee kii moo def lii da nga ne mais lii nan la munee am nan la munee am yow nit ki yaa ngi li ngay gis biti rek la lii si biir est-ce que da nga ko xam xamuloo ko bu doon kenn moo ko wax sax nga ne ndax dëgg la wala du dëgg li ñu war a def ñoom mooy koñ boobu mooy ñoo jéem a fexe waxtaan ak seen doom yi pour xam à peu près dégâts bi fan la toll parce que nag nit du dunde loolu pendant ay années kooku àdduna ma ngi yàqu te yow xamuloo si dara te permettre ñu ko suñuy nekk nii di weddi sax day tax xale bu naroon a wax sax dootul wax ku naroon a wax dootul wax mais nag il faut que justice se fasse ñu nekkuñu di xeex daara pour que man fii Wakaam maa fi joxe 1500 mètres carrés jox ko SAMU social ànd ak ñoom ñu tabax fi kër goo nga xamante ne këru daara yi la xam nga nan la demee xale daara bu feebar foofu lañ lay faje boo feebarul nga bëgg a lekk sax boo ñëwee foofu nga lekk dafa am suivi boo xam ne fa la ñuy sangoo mooy kër dongo daara yi ñun at mu jot danañu jongal ci ay dongo daara surtout à la cité avion ndax fa la ëpp danañu jongal xale yi xarafal xale yu bëri danañ leen am na xale yoo xam ne ay diabétique lañ ñun ñoo leen di jël en charge am na xale yoo nga xamante ne yeneen i feebar ñoo leen di dal ñun ñoo leen jël te ñoo koy diagnostiqué ñoo leen jël defal leen consultation gratuite boo ñëwee ci suñu kii bi nu mu tuddati mooy mutuelle bi am na ay dongo daara yoo nga xamante ne ñoo leen jël pour fu ñu feebare rek ñu mën a dem faju te duñu fay dara donc nga gis effort yu rëy yi nga xam ne ñu ngi koy def ci daara yi man bu ma génnoon yow léegi ñu taxaw léegi dongo yi ku ma seen da ngay daw ñëw parce que papp dongo yi la ci daara koñ bi ñemeetuma ko te xam nga tey lii am nii day tax même boo indee sax nit sa biir kër dootoo wóolu man moom wóolatuma parce que nag doom ci xol la sax mënuñu wax ci daara yi wax ci ndongo daara yi sans wax ci parents yi nga xam ne dañoo seen léegi nii dañoo mënu wax irresponsable mais dañoo génnee seen loxo la plupart du temps ci seen éducation doom yi dañ koy jël rek di ko sànni daara yi benn message par rapport à ces parents aussi pour ñu mën a bàyyi xel ci seen doom. waaw xam nga lu ma mën a wax foofu mooy dama leen di wax parents yi lu dëkk bi metti lu dund bi metti benn doom neewul damay juddu ku juddu sababu ay waajuram la
te bu la say waajur jëloon sànni la wala négligé la xëy na doo fi nekk tey bay mën a am doom donc doom bu judd ci àdduna bi ñi ko fi indi dañ am responsabilité ñu aar ko bu ñu ko aarul bu ñu dee danañ ko laajoo ak seen borom man de samay doom moom fu ñu nekk dama koy xam maa ngi ñaan yàlla na ma yàlla dimbali ba loolu mu continuer mais samay doom fu ñu ne sama doom guddi du génn jàngi wàcc ñu ngi ci kër gi duma leen tëjit samedi dimanche yi am nañ seen morom yi lu ci ëpp sax sama kër la ñuy daje bu ñu dajee ñu yaatalal leen ñu bokk ñu waxtaan ndax xale yi tant que ñu ngi xam fii ñu nekk amul problème dina xam ne fréquentation yu baax la waaye bu ñu demee nag ba yow sa doom mu xëy génn xamoo fu mu añee timis jot gisuloo ko man du may dox di gis xale yi timis ñuy dox man damay waaru si yàlla c'est irresponsable et loolu état daf si war a jël ay mesures ay daan ndax ku jur sa doom da nga war a aar sa doom ku jur sa doom da nga war a ku ko deful ñu jël ay daan ñu teg ko sa kaw. waaw lu de sant leen gërëm leen yéen journalistes yi ndax liggéey bu rafet ngeen di def yéen a ngi yee nit yi peut-être que cas yu mel nii du ko gën a garaaw daana am sax nit yi duñ ko xam waaye depuis que vraiment surtout la presse en ligne ñëw dugg si rajo yu yokku télévision yu yokku ba kenn ñemeetul def yenn ndax ku ko def rek journalistes yi jël ko wili pande ko ba nga xamante ne dina tax nit yi peut-être loolu moo tax ñu naan kaawu viol yi dafa bëri xëy na ëppoon na fi sax mais nit yi dañ ko doon mëppal tey nit journalistes yi niñ fi nekkee xëy na wéjuram sax dina bañ mu wax mu génn daw gis benn organe de presse wala benn journaliste file que l'information ba affaire bi mu fuité mu def kii ba tax yoon mën na ñëw def si li mu si war a def kon ñun dañ leen di sant di leen gërëm ci liggéey bi ngeen def di leen wax ne tamit man sama bureau vous est largement ouvert saa yi la ma soxlaa ba lañ jaaree sama cellule de com lii ma man si indi sama contribution seen liggéey dinaa ko def jërëjëf